gàttu gàttu yi ma gàttu ci laay àddu yegg naa ko funtu waaye tey naa ko waxtu ndax dafa jot ci waxtu te waxtu kon ma àddu kon ma àddu kon ma àddu. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk Sénégal ñu ngi ziar di nuyu ñëpp di ñaan yàlla def jàmm wàcce jàmm ci réew mi jàmm ji nga xamante ne tey jii suñu xoolee fi réew mi tollu jàmm moomu moo nekk ci tiis gannaaw bi ñu defee vidéo démb di ci indil sunu njàppale di si indil sunu solidarité di si indil suñu ndimbal sunu soutien ak di feddale sunu wëlëre ci sunu frère Ousmane Sonko di ko xamal ne ko épreuve bi mu toll nii ñu ngi ci ànd ak moom ba mu jeex tàkk di ko ci santale yàlla ndax bokk na ci màndarga yi wone góor yàlla ci yoonam yi ciy xew ñu ko ciy santale yàlla ci jamono jëm ko dalee ndax fi ko yàlla di tàggatee ci exercice du pouvoir la ko tegee mu gënal ñu foofu nag mu daloon ko ci exercice du pouvoir ndax su boobaa dina metti torop te du mën a boole ñaari exercice yëpp xëy na réussir ko kon fi ko yàlla tegee mooy signe bi ñu won ne yàlla nga koy préparer pour fi ñu ko soxlaa ñu ko ci santale yàlla di ko won ne ñun mbir mi niñ ci jàngat moom mooy daf ñoo gën a feddali ngoram ndax ni mu bindoo bokk na ci jikko yi nga xamante ne sunu sang bu tedd bi nga xamante ne sunu maam yu baax yépp mooy seen royuwaay te ñoom ñooy sunuy royuwaay mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy nekk yonent doon imam ci jàkka ji doon chef d'état bi doon chef d'état-major général des armées moom ci jamono yooyu nga xamante ne lépp ci loxoom la nekk ci jamono yooyu lay këpp cin ci jamono yooyu la njabootam di këpp cin mu nekk di dëpp cin mu nekk ak ngoram onkuwul ba nga xamante ne ñi ko jege loolu daf leen daan metti te lu mel noonu nga wone ci situation bi ñun loolu lañ ci jàngat Ousmane gannaaw biñ la apporté suñu soutien ba pare démb biñ ko apporté lay Ousmane Sonko tey nag dañuy continuer ci Macky Sall ndax démb waxoon nañ leen ne Macky Sall dafa bokk ci ñi yàlla fal ñu dem lënkaloo ak seytaane c'est un allié du Satan les alliés du Satan nag te yàlla jox leen nguur ñoom dañuy foog ne ay fexe ak ay machination ak ay manipulation ak ay complot moom mooy téye seen nguur moo tax tout le temps dañuy mujj daanu ndax yàlla moom mooy fexekat bu mag bi dañuy fexe yàlla di fexe wa yamkuruna sunu borom wax na ko ci alquran wallahu xayrul makirin donc loolu moo ko dal ba fi mu nekk nii mu nekk ci teg Sénégal ci benn guuta parce que Sénégal la ci teg moo tax tout le temps ki ñuy fal ñu war cee bàyyi xel bu baax ndax ay du yem ci bopp borom mooy li ñu Cheikh Anta Diop doon wax naan bés bu ngeen jëlee kenoy réew mi yépp ak doole ji jox ko benn nit su doxalee ba ci yàgg su xelam lëntee mën naa yóbbu réew mi ci ay musiba te tey jii loolu moo ñu dal ci Macky Sall ndax gannaaw ba mu ne moom politique am moom mooy mu
jëlee fi bépp opposant réduire l'opposition à sa plus simple expression noonu la ko waxee woon nekk ci logique boobu di ko doxal nag boobu ba léegi gis nañ ni mu def Karim Wade gis nañ ni mu def Khalifa Sall gis nañ ni mu tënkee ñeneen ñi ba ñëwuñu élection présidentielle gis nañ ni muy tëjee ñi nga xamante ne dañuy wax seen xalaat ci réew mi ak ñi nga xamante ne dañoo taxaw pour xeexal dëgg ci réew mi gis nañ ni muy aaree ay mbokkam ak ay xaritam ak ay jegeñaaleem ak ay àndandoo ba kenn du leen laal lépp gis nañ ko boobu ba léegi loolu lay doxal foogoon ne nag loolu mooy tax moom nguur gi des ci loxoom bi mu ñëwee ba nga xamante ne nii jamono yu mujj yi jël na ñi nga xamante ne ñoo fi desoon ku mel ne Idrissa Seck nga xamante ne moom moo nekkoon ci opposition bi jëloon deuxième ci élection yi passé ñi àndoon ak Ablaye Wade desoon ci biti ñoom it dem fekki ko donc dilemme bi nga xamante ne moom laa ko yàlla tegal muy équation wu Ousmane Sonko continuer di persister ci kanamam ñuy xool nan lañ ko fiy jëlee boobu tombek jamonoy mbas boo xamante ne nii mu ngi def ay njombe ci àdduna bi dugg Sénégal aussi am li mu fay def ñëpp teg seen bët réew yëpp taxaw di jéem a gëstu seen tout pour am ay pexe yu ñu jàkkaarloo ak mbas mi ba muccal ci seen askan moom mu jëfandikoo mbas mi ngir nag équation boobu ko jaaxaloon muy Ousmane Sonko naka la ñuy profité ci mbas mi pour jëlee ko fi ñu teg seen programme nag programme bi lenn li assemblée nationale am na rôle bu mu ci joué am loo xamante ne justice moo ko war a joué am loo xamante ne nag exécutif bi moom moo ko war a joué dil bi dépassé na APR dépassé na Benno Bokk Yaakaar machination la boo xamante ne yaatu na lool te lu ñuy gën di dox muy gën a feeñ rôle bi ci assemblée nationale joué moom mooy loi sur l'état d'urgence bi nga xamante ne en 1969 la woon ñu changé ko dugal ci état wu calamité catastrophe naturelle léegi jox pouvoir président ak ay ministre am ak ay gouverneur am ak ay préfet am saa yu leen soobee rek gox bu leen neex ci Sénégal mën nañ faa décréter couvre-feu ak état d'urgence ça veut dire que ñu ngi préparer wu terrain bi pour que bu ñu accès ba toll ci seen coup parce que xam nañ ne dina am réaction fu gox bu yëngatu rek mën nañ koo tëj bañ a tëj sax gox ba mu dendal yooyu yëpp ay stratégie la yoo xamante ne teg nañ ko ñu ngi koy suivre depuis boobu parce que xamoon nañ liñ ci jublu bi ci topp nag justice moo ko war a def justice nag moom mu ngi xaar parce que balaa muy def il faut que ñu indil ko lu mu def ci diggante boobu am na yeneen yu nekk à côté yoo xamante ne préparé nañ ko ba ci Casamance bombardement yu mujj yi ñu commencé depuis le 3 février yooyu yëpp ñun génnewuñ ko ci affaire bi parce que ba Macky Sall faloo ba léegi ñun gis ñu benn yëngatu Casamance waaw te dañ faa dem nag ak doole ndax fa la ñu fekk bi muy falu Casamance la ñu fekk boobu ba léegi ñun xam nañ bu baax situation bi parce que bi ñuy suivre Casamance depuis boobu ba léegi ñu ngi koy suivre xam nañ situation bi solution militaire bii ñu bëgg a gëmloo à la dernière minute ñoom xam nañ ne ça n'a jamais été la solution et ça ne pourra jamais être la solution Abdou Diouf xamoon na ko ba mu ko commencé daf ko arrêté Ablaye Wade xam na ko moo tax tout le temps ci ay négociations lay jaar Macky Sall moo la ko gën a xam te en plein exercice du pouvoir musu koo ñemee def kon su ñëwee ba nga xamante ne à quelques années moo ko dese pour mu quitter le pouvoir
mu commencé exercer loolu sans aucune raison surtout que mouvement MFDC ñu ngi koy appelé au dialogue quelques jours avant ces bombardements am na leneen luñ ciy mën a jàngat. yenn journalistes yi def ay analyse naan sa proximité avec Mballo bu Guinée-Bissau ak Barrow nga xamante ne ce sont ces éléments moo ko jox faveur boobu mais ñooñu ils n'ont rien compris ils n'ont pas compris la situation socio-culturelle de la région parce que foofu yëpp benn dëkk la benn askan la benn xeet la di nga rey nit Gambie ñu dëjee ko Casamance nga rey Casamance nit ñu dëjee ko Guinée-Bissau et vice versa c'est le même peuple foofu président yi beneen rôle lañu dañoo tuuti ci problème boobu opportunité yépp nag taxawoon pour ñu mën a am jàmm bu leer parce que je vais me concentrer sur cette histoire là taxaw tuuti ci Casamance ak relation ak situation bii ñu am nii parce que ñoom ci seen préparation ils veulent coûte que coûte xam nañ ne bu ñu defee action réaction dina am parce que pesé nañ le poids de Ousmane Sonko parce que électorat bi non seulement wane na ko parce que chiffrage universel la moo ko wane mais gis nañ aussi réponse yi nga xamante ne moom la patriote yi di jox Ousmane à chaque fois que mu appelé leen Macky Sall écarté wul benn option ma koy wax sénégalais yi tey ñu xam ko pour arriver à ses fins écarté wul benn option ba ci créer guerre civile ci dëkk bi teg na toutes les conditions pour que loolu am yëngal na fibre ethnie dugg na ci diine ji léegi nag mu ngi dugg ci problème mu région yi ñu ko bàyyi xel bu baax c'est un danger c'est quelqu'un boo xamante ne nii il a signé un pacte avec le diable ñiy wax naan ay la malédiction du pétrole yooyu yëpp yàlla bu mu ñu dal Macky Sall mii rek moo fi mën indi la malédiction du pétrole te toll na ci jamono joo xamante ne mën na ko fa yóbbu parce que moom li muy défendre moom xam na ne moom avenir am ak avenir yu ñu ko wër ak ay alliés yëpp mu ngi dépendre moom ci élection 2024 yi di ñëw ak kan moo ko war a remplacer l'enjeu est grand. L'enjeu est de taille. La menace pour ñoom est très grande. Et malheureusement li feeñ ci ñoom ñëpp ci seeni gëstu ak seeni jàngat mooy Ousmane Sonko la lépp wane ne tey jii moom mooy ki nga xamante ne destiné vers la présidence dafa leer nañ. Et ça muy moom muy le système muy ses alliés lu mu leen jaral. lu ñu mën a def pour loolu du am jaral na leen ko parce que Macky Sall tey jii su demee ba Ousmane Sonko nekkatul candidat bu ko neexee sax duñ def 3e mandat comme ni ma leen ko waxee woon parce que beneen pantin la ñuy jël rek tegaat ko fi wala boog même bu dem 3e mandat c'est pour essayer d'organiser un simulacre d'élection ñu jël pantin boobu teg ko fa naan ay démocratie fekk ne y a rien que daal c'est le système qui reste et qui gouverne. Nous avons compris tout ça bi nga xamante ne nag teg nañ seen deal boobu ba pare Macky Sall actuellement nii li mu njëkk a def moom mooy dem ci base naturelle Ousmane Sonko muy la Casamance nga xamante ne élection yi passé daf koo gagné largement te tey jii lépp lu nga xamante ne élection locale yi ñoom seen nat li mu wane mooy foofu tamit su fa bëggee nekk maire Ablaye Baldé du taxawaalu sax ci kanamam waxuma la moom waaye ku Pastef tànn Ziguinchor yaa fay nekk maire ñoom xam nañ ko mu nekk une zone en conflit fragile boo xamante ne nii stabilité bi des na ñu bëgg ko nag provoquer sa base naturelle parce que xam nañ ne dinañ yëngatu ñu commencé yëngal le mouvement MFDC parce que bu leen fàtte ne njëkk nañ koo jiiñ un membre de la MFDC def ko rebelle kon du hasard ñu bëgg a gëmloo ne
recrudescence des violences des bombardements yu mujjee am nii ci réew mi dañ koo teg rek ci cadre ne armée sénégalaise mooy def liggéeyam non ñun gëmuñu loolu ñun gëmuñu ko te kenn mënuñu koo gëmloo parce que nag gënuñu ñoo xam Casamance gënuñu ñoo suivre le conflit ëpp ñu souci ci jàmm bi nga xamante ne moom la bëgg ci Casamance. Par contre ils sont en train de torpiller cette paix-là ils sont en train de tuer l'espoir bi nga xamante ne askanu Sénégal taxawaloon nañ ko ba defar ko pour jàmm boobu mën a am de manière pacifique et de manière claire et nette. lu tax ñu ñëw ci Ousmane Sonko man personnellement bokk na ci point yi gën a tax ma téye ci candidature am bëgg accession au pouvoir muy le problème de la Casamance. Pourquoi? Parce que la Casamance ci ni ko yàlla bindee mais surtout ci ni histoire doxalee parce que histoire moo def ñun ñu nekk xeet bu ñu coloniser woon balkanisation boobu nga xamante ne moom la fi colon yi def muy portugais yi ak anglais yi ak français yi jàpp suñu xeet suñu askan mu nekk benn askan ñu daggate ko ba génn si ñetti dëkk yoo xamante ne ay mbokk lañ ñoo bokk deret bokk ay làkk bokk culture bokk lépp ñu daggate ko def fi zone portugaise def fi zone français def fi zone anglais moom moo indi problème bi nga xamante ne moo am Casamance parce que l'existence de la Gambie moom moo enclavé la Casamance enclavement boobu nag am lu bari loo xamante ne nii ay contraintes la yoo xam ne ni jur na ko ak yeneen yoo xamante ne am na fa jarul ñu si dellu si waat bés bu ñu war a dellu si taarixu bu conflit bi nañ ci ñëw mais li ma doon wax rek mooy loolu taxoon na ba Casamance ak li ñu soree nga xamante ne da nga daan jógee Casamance ca jamono daan nga tukki presque fan ak lu teg wala ñaari fan pour agsi boo jógee woon Casamance di ñëw Ndakaaru war koo jaaree si benn tali wala ngay dem Ndar daan na mel ne da ngay génn Sénégal sorianto boobu tolloon na si jamono boo xamante ne ku mësaan dem Casamance sax dañ lay laaj ana waa Sénégal enclavement boobu taxoon na ba xëy na doomu Casamance yi jàpp ñu woon ne sax ñoom ci Sénégal la ñu bokk li conflit bi di yàgg terewul sunu liens yi nga xamante ne ak sunu mbokkoo nga xamante ne moo am ci diggante bi di gën a renforcer wu li Sénégal nekk benn bopp kenn mënu koo xar ñaar di gën a dëggu loolu du yoonu politique nekku ci loolu état nekku ci mooy réalité socio-culturelle bi am ci réew mi di màgg parce que boo demee Casamance rek xam ne fii ay sénégalais ñoo fi dëkk parce que métissage bi dugg na bu yàgg jamono di dox ba sentiment boobu nga xamante ne nii xëy na moom la yenn doomu Casamance yi doon nourrir ne ñoom bokkuñu boolewuñ leen ci Sénégal sénégalais yi am occasion pour won leen ne yéen Sénégal ngeen bokk ñun ñëpp benn lañ muy yoon wu gaaw pour convaincre les sceptiques séparatistes pour won leen ne loolu ci seeni bopp la nekk mais bopp nekkul ci bopp askanu Sénégal ba tàmbale leen koo woon à travers Ousmane Sonko qui est un fils de la Casamance mais toutes les régions du Sénégal foo ci dem rek gis ne nit ñi dañ koo porter seen xol loolu moo doon yoon bi gën a gaaw pour que tous les sceptiques séparatistes comprendre ne amatuñu raison wu wootee séparatisme boobu ñu mënoon a am une paix définitive et durable boo xamante ne askan wi ci boppam moo ko tànnal boppam parce que dama gëm ne bés bu ñu jëlee président Ousmane Sonko def ko président de la République amatul benn raison nit di taxaw di wax ay séparatisme entre la Casamance et le reste du Sénégal mu yoon bu ma amoon espoir mais voilà ce allié du diable là
nga xamante ne ñoom dañuy dundee deret parce que Macky Sall yéen bàyyiwu leen ci xel pour que du sang coule kooku du ci reculer et j'avais averti ci histoire Yaya Jammeh defoon naa ci vidéo bu leen neexee après mën naa leen passe lien bi cette histoire là bu du toon keroog gannaaw yàlla bu du toon Abdou le président Aziz ak Alpha Condé kon heure bii ñu ngi compter suñuy mort parce que Macky Sall pare woon na pour tuur deret loolu dérangé wu ko parce que ñoom deret bu tuuru dafa bokk ci lii seeni galaaj ñoom moom ak ay alliés bu defee loolu ba pare foofu di yëngatu ci même moment bu ngeen ko xoolee entre 3 février bombardement yi commencé acte bi di am presque deful 3 jours ñu def seen complot boobu teg ko bu salte bu ñaaw boobu nga xamante ne sore na lool ak suñuy valeur waaye nag comme que ñoom pexe la ñuy demee te yàlla mooy teg pexem te yàlla mooy fal ku ko neex seen pexe yépp yàlla wuññu ko bëccëg ndara kàmm nekk nii kenn amatul xel ñaar di dute ci pexe mi tuuma gañ ko tegoon xam nañ ne mënatul nekk ñu ngi jéem a soppi tuuma bi léegi bëgg a yàq deru nit kuy sell ki deru jullit ki deru nit ku maandu ki deru nit ku yiw ki waaye c'est sans connaître ñi ànd ak Ousmane ak fi ñu ko teg ak fi mu toll si ñoom c'est mal les connaître c'est mal connaître les Sénégalais je dirais parce que ba léegi nii pouvoir day leen di dofloo ba ngeen fàtte sax peuple bi ngeen amal affaire parce que nous prendre pour des dupes mais c'est parce que tu es con quoi kuy xalaat loolu moment bii nag option bi nga xamante ne tegoon nañ ko muy côté viol boobu nga xamante ne amatul léegi ñu ngi joué ci ñaari carte yàq deram aux yeux des populations pour tilimal deram wane ne wéy day fréquenter ay salle de massage ak ay nangam ak nangam bi ci topp moom mooy la réaction bi nga xamante ne Pastef et ses militants def nañ ko ses sympathisants jour bi nga xamante ne ñoom violé nañ la loi en lui convoquant en bafouant son immunité parlementaire la réaction des partisans et des sympathisants de Sonko bi ñu def pour ñëw apporter ko seen soutien ci injustice boobu ñu ko bëggoon a teg ñoom moom la ñu bëgg a utiliser actuellement nii pour tas Pastef parce que fi mu nekk bàyyiwuñu pexe bu nekk dinañ ko ut parce que option bi mooy Ousmane Sonko jóge fi wala Macky Sall def 3e mandat te bu defee 3e mandat moom askan bi dinañ ko jàkkaarloo moom xam na loolu gaa yaa ngi koy xaar ci côté boobu moo tax mu bëgg a concentrer wu toute sa force pour jéem a éliminer Ousmane Sonko ak le Pastef te teguñu ko ci dëgg teguñu ko ci yoon ci ay complot rek lañ ko teg Sénégal yépp nag di teg seen bët léegi nag l'enjeu est là ñëpp teg nañ ci seen bët Macky Sall moo fa yóbbu réew mi ci nguur gu ko tourmenté fëkk boppam ba won ko de parce que nguur a mel noonu fa mu lay yóbbu yal nañ ci yàlla musal yal nañ yàlla musal fi nguur di yóbbu doomu aadama lii nag bépp doomu Sénégal am nga ci sa taxawaay parce que Sénégal jàmmam moo nekk enjeu Sénégal mbokkoo gi nga xamante ne moo am ci diggante askan yi ak xeet wi moo nekk ci guuta
Sénégal koom-koom gi fi yàlla wàcce pour ay doomam mën a dund ci ngor ci fulla ci fayda ci jom loolu moo nekk enjeu. Sénégalu jàmm Sénégalu dal Sénégalu dëgg moo nekk enjeu. kon sama yoon nekku ci du wax ji ku nekk di xalaat di xam sa yoon a ngi ci te xam nga ne sax sa yoon a ngi ci dafa am kay nga far bañ ñeme ñàkk koo ñeme fësal walla nga far ba noppi am loo ragal tax ñeme woo génne sab fi nga féete. ñoom nag ñu ngi continuer ci seen politique du jouer parce que fi mu nekk ñu ngi ciblé Pastef bu ko def un mouvement boo xamante ne insurrectionnel la te xam nañ ne loolu amul mais yoon lañ bëgg a jaar foofu. ñu ngi jël ay nit di leen yabal ci plateau télé yi ak rajo yi avec la complicité de certaines presses pour ñu ternir image Ousmane Sonko ci ñaar anam. wane ne Ousmane Sonko wéy dafay dugg ci ay salon de massage nangam ak nangam jullit boobu nit ku sell kooku muy incarné taxawul amul ne loolu du ñoom ñoo ñuy def suñu bopp yi di nga xamante ne ñun moom la ñu war a gëm ci Sonko wala pas ndax tuuti nañ ci torop ñooñu ma gis ñuy toog di wax tuuti nañ ci torop ndax duñu seeni morom Birkinde boo Njaay la ñu judd suñu kanam la ñu nekkee ay journaliste plateau yi ñu leen di invité ak micro yi ñu leen di jox bu jàppee bu fekkee ne dafa tax ñoom ñu foog ne ñi ñuy waxal ay dof lañ fekk ne nañu xam ne ñi ñuy waxal ñoom lu ñu xam ñooñu xam nañ ko ba xam nañ lu ñu xamul nañu xam loolu tout le temps nañ ciy bàyyi xel ndax yenn yi yabaate la parce que Aïssatou Diop Fall dégg naa ko mu naan ñi xëyoon keroog taxaw dem kër Sonko ñooñu Sonko yóbbuwu leen way Macky Sall lañ mere ku yabaate la yenn yi yabaate rek la parce que boo jàkkaarloog say nawle xamoo leen yow ñoo xamante ne waaye bu ma tax a wax ñoo xamante ne duñu sam moroom ñoo la mag si ay at gën laa sut la aliwa ëpp la njàng fuuf li ngay def ñu mën ko ba mën loo mënul nga jàkkaarloog ñoom di leen traité des gens yoo xamante ne nii li ñuy def xamuñu ko yabaate la te nag bari na ci suñu presse bi suñu plateau télé yi ñuñ fa teg ñu am comportement boobu respecter les sénégalais bàyyi leen tooñ TFM li ngeen def dëmb tegu leen ko fenn Pastef envoyé wu leen benn élément am ngeen dem xëcc benn waaye ñëw indi ko teg ko naan moo représenté Pastef loolu tooñ la bàyyi leen seen xel ci action yi ngeen di poser parce que moom mooy jur yenn réaction yi bàyyi leen ci xel vous êtes en train de poser des actions yoo xamante ne tooñ la te sénégalais yi ñu si bëri dañuy fàtte tooñ bi bés bu fayu amee faites attention le pays est en danger et vous le savez très bien parce que vous faites partie des complices